jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi la ca gën a fës kuy wutu Mouhamadou Mbodj mi ñàkkoon bakkanam ci bopp forum civil coow laang ne kur ñi ngi naan Birahim Seck lay doon am na ñu naan nag maître Moussa Félix Sow la ndaje mu yaatu nag jàpp nañu ko amal rek kon aser yi ñu dëgmal ca Thiès it forum civil ba xaajaloo na am na ñoo xamante ne tey ñoom ña nga woon ca Mbuur geneen wet ga nag di amal rek ab assemblée générale ni ki nag dibeer ji lay doon beneen ponk ci biir xibaar yi di kuréel nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu wotey di Sénat fàttali na nag li nga xamante ni moom mooy liggéeyam waaye tamit li tënk article 11 bu code électoral nee na nag lu soxal kon fichier électoral bi dana ko daal di fësal laata ñu yegg rek kon ci woteek falu ko njiitu réew mi ab bataaxal la génne loolee gannaaw coowal ku jég politique gi doon ñaawlu rek kon doxalinu Sénat Thierno Bocoum nag nam ko gisee mooy Sénat moomul boppam kii commission bi dana koo war a dooleel Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh ñu koy fàttaliku ba mu wàccee liggéey ak léegi mat na ñaar fukki at ak benn ci ren jile moom moomee nag dund juróom-ñeent fukki at ak ñett rek lépp nag di ngëneel ci dundam ci askanu Sénégal ci umma islamique ndax i digleem tàggat yaram daañu ci àddu ci wàllu basket lay doon ak final yu championnat du Sénégal ak coupe du Sénégal ci aser ji lay doon Ibrahima Diagne daa ngeen dégg ay kàddoom ci biir xibaar yi nee na nag lépp kon yem na ngir jongante yooyu jaar yoon fii ci Sénégal mbokk yi lii mooy ponk yi gën a fës kon ci xibaar yi nes tuut rek ñu daat koy yaatal. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak coow li ci forum civil kuy wutu nag Mouhamadou Mbodj coow li bari na am na ñoo xamante ni jàpp nañu ni Birahim lay Seck am nag ñu gisee neneen ne nag ki nga xamante ni moo ko war a jiite daal maître Moussa Félix Sow la mu nekk coow loo xamante ni daal daanaka rek judd na ci forum civil leeral yi dañ ci ànd ak Alhassane Ba. dara doxatul ca forum civil mën na ni waxee organisation bu société civile bi nag nar a xaajaloo ginnaaw nag bi ñu waree tànn kii war a utu coordinateur ba woon génn àdduna di Mouhamadou Mbodj ñaar fare ci benn côté nag di xëccoo maître Moussa Félix Sow ak kii di Birahim Seck ca beneen wàll ñu gis ab beneen groupe bu taxaw ñoom itam ñaari assemblée générale lañu convoqué benn bi ca Saly beneen bi ca Thiès situation bi ni mel nag nar a andil gàllankoor organisation société civile bi ñu jàpp ne bokk na ci yi gën a crédible fii ci Sénégal boo xoolee forum civil section sénégalaise bu Transparency International mi ngi fi nag depuis atum 1993 engagement am ak ay partenaires am yu société civile tax na ba nu mën a maintenir mu doon ab agenda national saytu yenn mbir yu jëm ci wàllum transparence leeral yorilin wu sell wante itam xeex lépp luy ger Birahim Seck mi ñu tudd jàpp ni bëgg na jiite organisation bi boo xoolee moom fës na loolu ci ay génnam jëm ci wàllum pétrole ak gaz ci at yi ñu weesu boo xoolee ay contribution yi muy def jëm ci mbir moomule ay soupçon deal sax yu mu doon wax jëmale ko ci kilifa yi ak ay dénonciation lépp nag mu sàkk woon ci ñu leeral lépp yore leen suñuy ressources naturelles ki nga xamante nag jàpp nañ ne itam moo xëccoo mbir mi ni mel di maître Moussa Félix Sow boo xoolee ñu jàpp ne mooy coordonnateur adjoint bi ci beneen fànn lañ koy gën di gis mu di layool nguurub Sénégal ñu jàpp ni sax ci loolu jege na lool pouvoir bi nekk fii ci jamono ji ay dossier yu mag jot na ko layool nguur gi fi nekk bataille de positionnement bi nag nar a doon li nga xamante nag nar na xaajale forum civil organisation société civile bi nag ndax dina mën a résister ci mbir mi ni mel daañ ci xam dara wante boo xoolee jamono ci division la ñu nemmeeku mu doon ci société civile bi nag ci at yi weesu nag ci parti politique yi lañ ko doon gën a nemmeeku. xaajalo googee lu nu fësal la ni nga ko waxee Alassane Ba ñaari assemblée générale tey ji nag ca Mbour sax am na ab ndaje bu ñu fa amaloon waaye tamit ña ngay waajal beneen assemblée générale ca Thiès lay doon loole nag ñuy firndeel na lu am la xaajaloo gi am ci rek forum civil Abdoul Aziz Diop moom mooy coordonnateur forum civil bu Thiès ñu teewlu ko ak Cheikh Anta Diop. da ngay sax biir kër gi léeg-léeg borom kër gi day am njaboot kenn koo xam sax mer génn xam nga loolu moo am ci organisation mais nag. loolu ci politique la daan gën a bare société civile xamewuñu leen loolu am ci ñoo xam ne tey ci njaboot gi la ñu parce que tamit il faut ñu respecter seen choix ñoom daal dinañu dañ assemblée générale parallèle à Thiès yónnee itam convocation les mêmes membres yónnee ko ci parce que dañu am mailing groupe ñun transparence la maanaam lu information bi ñoom bi ñu yónnee seen convocation dañu ko partagé
waaye li ci dee xel Thiès lañ koy defee waaye section de Thiès man mi nga xam ne moom laa jiite fukki at ba dem conseil d'administration nekk au niveau national section de Thiès benn membre laa waxuma la benn section bi rek mais benn membre àndu ci du fa teew. ñun souvent duñ faral di wax ci njort dañuy wax ci lu ñu xam mais njort nañu ni ñàkkul am ñu nekk seen ginnaaw parce que ay benn ñaar wala ñeenti wala juróomi nit suñu xalaatee organiser lu mel noonu fii ci Thiès yaakaar ni dañu bëgg a indi ay nit war leen transporter war leen a jox restauration ak seen passe xëy na loolu financement bi mais loolu lépp xam nga tey fii ak dimanche soreetul ñu dinañu dem Saly ñoom xëy na ñu ngi Thiès mais lu bari dina leer parce que leer bi mooy ñun ay militants lañ convoqué ak seen carte de membre maintenant tey man Abdou Aziz mën naa woote Thiès su ma neexoon woote Stade Lat Dior ne man forum civil laa bëggoon génn naa luyee samay carte indi samay nit mais souvent am na yoo xam nax sa bopp la àdduna jaru ko fi ñun daal li ñu wax forum ba nga xam ne Mouhamed Mbodj moom la fi bàyyi forum boobu la ñu continuer di ko téye pour fas yéene nag taxaw ndax ku war a lijjanti waroo lëj c'est ñaanuñu yàlla lëj parce que fi réew mi jëm gis nga acteurs politiques yi am na il faut mu am ñu nekk seen diggante pour rattaxal diggante pour. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi kuréel gi ñu dénk nag wàllu wote yi fii ci Sénégal Sénat nag daal nay rek addu ci li nga xamante ni moom mooy liggéeyam bu nu ko dénk wax na tamit li tënk article 11 bu code électoral soxal fichier électoral bi loolee daanu ko fësal rek laata ñu yegg ci woteeg faluk njiitu réew mi mu nekk nag bataaxal boo xamante ni Sénat génnee na ko gannaaw coowal kujje politique gi doon ŋàññi doxalinu nag commission boobee di saprera ci leeral. ginnaaw coowal fichier électoral bi commission électorale nationale indépendante réagir na ci ab communiqué Sénat di indi ay tontu ak ay leeral ci yenn yi nga xam ne moom lañ koy tuumal jamono ji jëkk commission électorale nationale indépendante dafa ñëwaat ci ñetti poñ yi nga xam ne moo tënk liggéeyam muy dalee ko ci inscription ba fi nga xam ne mooy consolidation fichier général bi. loolu li ko tënk mooy xamle nu Sénat tëddee ak nu muy liggéeyee li ñuy wax traitement de l'information ak it liggéey bi aju ci wàllu contrôle. ginnaaw loolu comité électoral national indépendante di ñaawlu mauvaise interprétation bi ñu def ci article L11 par rapport ak gestion wu fichier bi. ci communiqué bi Sénat di ñëwaat ci yenn disposition yoo xam ne ñoo tënk article bi lu ci mel ni joxe gi nga xam ne war nañ ko jox fichier électoral bi ñi nga xam ne dañu war a bokk ci élection bi te loolu ñu war ko amal fukki fan ak juróom laataa ñu yegg ci bésub élection yi. Sénat di xam le ne disposition yooyu amul benn sikki sàkk waaye fi mu toll nii kenn mënu koo satisfaire ndax kenn waxagul waxu élection. beneen précision bi nga xam ne Sénat indi na ko ci disposition yooyu mu aju ci ñi nga xam ne ñoom la ñu reconnaître pour ñu nekk candidat. Sénat ne fi mu toll nii amagul benn candidat à l'élection présidentielle bu 24 février 2019 li am kañ mooy ay candidat à la candidature. lu soxol Sénat moomu nag ak coowal kujjeeg politique gi doon sàkku rek kon mu fësal fichier électoral bi Thierno Bocoum àdduna ci li mu xamle nag mooy Sénat moomu boppam commission boobee dañu ko war a dooleel tey nag gën naa dëggal kujjeeg politique gi la ñu bëgg te muy nag ñu fësal fichier électoral bi ñu teewlu ko Thierno Bocoum njiital Agir ci micro Habib Faye. dañ nekk ci processus électoral pour mu am transparence bokk na si ñu xam lan moo nekk ci fichier bi ak ñu mën a aussi jëfandikoo lu ñuy wax fichier électoral bi nga xamante ne sénégalais yi ñoo ko moom lu waral loolu parce que tout simplement bu ñu fàttali ne élection yi ñu jëm dafa am lu jiitu mooy parrainage bi nag dafa concerné ñu nekk ci biir fichier bi mu doon préalable maanaam condition yuy tax nga nekk candidat walla suba ñu mën la falal nga nekk président loolu daf see laxasu Sénat bi moom changement bi dafa laaj ñu def ko wax nañ ko moom laa la wax léegi mën na la Sénat ci boppam war nañ ko gën a renforcer changer prérogative yi ñu koy jox ñu gën ko yokk dooleel ko wàññi prérogative yoo xamante ne dafay war a jëm si ñuy jàppale président te tey ñu nekk au cœur du processus électoral lépp lu feeñ ñu jël ko daal di koy ëmb téye ko pour seen bopp fàttali ne jongante lañ jëm te jongante nag da ngay taxaw sa morom taxaw dañ jàpp ne pour règle yi daal di normal il faut que ñu fexe ba jongante boobu képp koo xamante ne bokk nga ci nga mën a xam lu war pour nga mën ci dem. terewuñu sax nelaw mais bokk na ci ñuy combat wax nañ ko waxaat ko processus électoral dafa war a leer dafa war a transparent.
charte bi jëm ci parrainage bi nag coow li bari na ñu bari ci askan wi xamuñu nag loolee daal la ca biir lépp am na ñoo xamante ni buñ ko xamee yi tamit la ñu ko jëmmal ci Sénégal neexu leen askanu Sénégal ñoom ñooy wax di naqarlu tamit li ñu ne dañuy rek jënd ay nit ngir parrainage bi dañu ci ànd Fatoumata Touré. juróomi weer des ci élection présidentielle yu 2019 yi parrainage daal di lëmbe dëkk bi sénégalais yu bëri nag bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu xamuñu sax lan mooy parrainage. parrainage bi moom ñun dañ koy dégg mais amuñu ci preuve du ku ñëw expliquer ñu ba mu leer du koo xam ne ni ñëw na tegal ñu këyit ñu xool këyit boobu xam ne lii mooy parrainage wala mais dañuy dégg ci rajo yi rek ak journal yi ñoo ñu xamal li parrainage. ñun xamuñu quoi man moom exactement xaw ma te pare ma pour sax voter parce que. jéem ma votel kenn man bu dee mën ak man Sénégal na fi roi nekk. parrainage bi daal xaw ma ci dara man suma carte d'identité aw ma sax carte d'identité. ñenn ñi sax naam xam nañu lan la loi bi di wax waaye nag ñoom doxalin bi la ñuy ñaawloo. parrainage ni mu comprendre mooy que chaque ku bëgg a nekk candidat présidence. benn genre système la bu président bi mettre en place waa assemblée voté ko mais man lu ma ci gis mooy bii bu mu am mooy éliminer le maximum de candidats possible parce que charte yi ñu teg moom ay signature ak nombre de signature beeg nombre de régions yi nga xam ne da nga fa war a am signature aussi boo xoolee du candidat yëpp ko mën a assurer. loolee nag moo waral ñoom ñuy ñaawlu guerre bi nga xam ne am na ci. y a pire aussi parce que man personnellement y a tellement de gens yi nga xam ne xaw ma nan laa leen mën a qualifier on t'envoie des messages sur WhatsApp wala si leneen ne la carrément sa numéro carte d'identité nañu soxla wala nga def photo recto verso sa carte d'identité envoyé leen ko juste parce que dañu am kenn ku ñu bëgg kii te xam nga lu toll ni carte d'identité nga koy photocopier di ko jox mooy loolu. askan yi mën nañ téye seen carte lépp lu pouvoir mën ti def jënd ay carte ak achat conscience ak yooyu bu ñu bàyyee ba jour urne bi voteel ma fekk ñoo ñëpp kenn voteelu ko xaalis bi leen tàllal ñu xam ni ñoom ñoo ko moom moo taxoon ñu joxe seen pièce. loi parrainage doon lu jaxasoo ci xelu Sénégalais yi loolee moo waral ñoom ñuy ñaan candidat yi ñu daal di teg programme ba nga xam ni ñoom dinañ mën a choisir seen candidat. ngook ñu wax nag ci Djibo Leyti Ka ñu koy fàttaliku ni ki tey ji yem ak fukki fan ak ñeent ci weeru septembre ndax bis ni tey rek la dëddu woon àdduna moom moomee njiital URD Djibo Leyti Ka nekkoon njiital URD nekkoon na jëwriñ fii ci Sénégal nekkoon na député waaye tamit nekkoon na koo xamante ni nii tey parti bi fu mu yegg si moo ko fi indi waaye lañu seetlu mooy parti bi daal dafa mel ni luy deltu gannaaw ñu ma ko dénk nag ña ngay dundee yaakaar ne lu mu yàgg-yàgg daanu liggéey ba URD nekk fa mu ne woon dañ ci ànd ak Mamadou bi Passi Soxo. ñaar fukki at ginnaaw buñ ko taxawalee dajeek benn at ginnaaw kii ko taxawaloon génn àdduna parti bii di URD nekkoon na bu mag fii ci Sénégal waaye depuis seetlu nañ ne xaw na wàññeeku delluwaat parti bi fi mu nekkoon doon na mbëbëtu ñi ko jiite. yéene bi ak jëf-jëf bi mi ngi ko tàmbali woon le 13 mai 2000 ndax bi ñu jógee ci élection présidentielle lu 2000. muy le 19 mars 2000 ñëpp dañu ni woon renouveau dee na moins de 2 mois après le 13 mai 2000 ci fii ci ENDS mu organiser fa manifestation bu rëy bu mu doon wax ni renouveau xalu ndeef la day gëmm waaye du fay. actuel secrétaire général parti bi delluwaat na ci taxawaayu parti bi ci alternance 2000 fi jotoon na am. xam nga URD dafa mos a nekk fii parti bu am doole mais politique gis ngeen day dox. tey da ngay am doole ëllëg nga xaw a wàññeeku tuuti mais après sa doole nga liggéeyaat mu ñëwaat ci boobu opération la ñu bàyyi. assuré président Macky Sall parrainage ak faluwaatam doon na mbëbët bi secrétaire général parti bi fësalaat. waa taxawaayu URD mooy taxawaayu coalition bi ndax xam ngeen ne dañu nekk maintenant ci coalition la grande coalition boo xam ne Benno Bokk Yaakaar ak yeneen. yu parti yu bees ñoo ñëw ñu ànd di jàppale président de la République di jàppale aussi Sénégal nañu def yëpp pour que suñu candidat président Macky Sall mu mën a am parrainage. ñu seetlu ni nag parti yu bëri yu amoon doole fii ci Sénégal daanaka seen doole wàññeeku na lu bëri pour continuer di dund ñu bëri ci ñoom ñu ngi faral di rallier lii di mouvance présidentielle.
ñuy fàttaliku yeneen jëmmi tamit ni ki tey jii maam Abdoul Aziz Sy Dabakh la ba mu làkkook léegi nag am na 20 fukki at ak benn dund na juróom-ñeent fukki at ak ñett dund nag lépp di ngëneel ci askanu Sénégal ci umma islamique ndax nag tegtal yu leer waaye digle yu am solo ya daa tukkee ci moom tey ci Sénégal nag ñu bari ci ndaw ñi fàttaliku nañu ko ndax ko jege woon askan wi la ñoom nag jaarale ko rek ci xarala bi di WhatsApp ngir fàttaliku maam Abdoul Aziz Sy Dabakh. Cheikh Tidiane Cissé. dama daan toog fii kanamu sëñ Babacar. nee na daana toog ci kanam Seydi Aboubacar Sy. ñaari fukk at ak benn ginnaaw bi mu gaañu Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh des ci xol ndaw ñi tey ñu koy fàttaliku ñu bëri WhatsApp la ñuy jëfandikoo. man mii di wax ak yow Cheikh Hadj Abdoul Aziz moomu uuf tuddee ma boppam ni ma kii sama turandoo la moo waral bis bi bu xewee il fallait que ma jël statut def ko. Cheikh Abdoul Dabakh dafa doon kenn ci jeunes yi ndax maa ngi fàttaliku bi étudiants yi nekkee fii di perturbé moom moo leen woo moom Mame Dabakh woo leen dalal leen ak képp koo xamante ni si nekkoon nga jeune nekk ci réew mi di def loo xamante naka sudul noonu moom Mame Abdou Cheikh Abdoul Dabakh moo lay woo fa tabarakallahu macha allah kalme la moom dafa doonoon nit koo xamante ni si fa tabarakallahu dafa social. nekkoon fi nit ku mag daan xelal nit ñi ci jàmm li waral ndaw ñi am coftel ci moom bokk na ci ñetti mbir. C'est la légitimité, c'est la crédibilité, c'est l'unanimité. Alors forcément, il y a des jeunes de 20 ans, de moins de 20 ans, aujourd'hui qui aiment Mame Abdou d'un amour viscéral. Ça, c'est le miracle de l'homme. Keram ci diggal tàppe soo fa duggee xel day dem ci Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh. fii ñu toog ni wéeru fauteuil yi fi tege woon lal bii la daan tëdd waaye léeg-léeg 3 heures du matin daan nga ñëw fekk ko mu toog jublu penku toog da nga naan xanaa day def yoga xëy na toog bu yaru lu mu lay ñaanloo ñaanal leen ma bëgg jaamu yàlla yëpp ak nu jaam mën a mel bu ci sama yoon nekk. am na bés ñuy waxtaan mu ne ma Alpha li gën a métti ci jamono bi ñuy dund surtout man mooy da ngay xëy ba ngoon doo gis ko la laaj benn masala pour nga gëstu ji ay problème rek la ñuy lay wax mais affaire u xam-xam non non te kër yi këru xam-xam la. digle dëggu xamoon nañ ko ci ki fi nekkoon xalif général de Tidiane ci ñeenti fukk at li mu jëf ci dundam lépp di mbaax te du fi musa jóge. nee na moom day xamu yi dara waaye wóor na ko ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan na tey. ñu ko jaajëfal bu baax Cheikh Tidiane Cissé ñu daal di rek kon tënkal leen bataaxal bi nga xamante ni kon tukkee na ci maanaam ambassade bu France fii ci Sénégal nag ñuy waaja rek bëccëg yi nga xamante ni moom la ñu jagleel réew yi tugal yi loole nag ci wàllug moomeel la tomb bi nag mooy solos bokk ambassade bu France nag fii ci Sénégal dana daal di ubbi ay buntam guléet nag ñu di ko def rek ubbi ay buntam jagleel askan wi loole nag daanaka guléet la ni ñu ko waxee rek ci bañu ko sosé ak léegi bañu ko daloo ak léegi mi ngi nekkoon ci atum 1961 ci jamonoy Léopold Sédar Senghor moom moomu sax teewe woon na daloo boobu lee yu am solo nag daañu ko fa amal lu ci mel ni wàllu musique kon danañ ko fësal foofee instrument traditionnel ci wàllu olof lay doon waaye tamit dana am ab concert bu mag boo xamante ne kon daañu ko amal concert boobu nag ki nga xamante ni moom moo ko fas yéene jiite ci wàllug maanaam ndënd lay doon Moustapha Ndiaye lay doon doomi ndem si yàlla Doudou Ndiaye Rose gannaaw bàkk bi rek ñu jàll ci tàggat yaram. tàggat yaram basket lañu koy dooree ak ligue bu basket dana amal nag ay championnat muy championnat du Sénégal waaye tamit coupe du Sénégal loole nag ci aser ji rek lañu ko fas yéene amal fii njiital nag kon ligue bi di Ibrahima Diagne àdduna ci nee na nag matuwaay yëpp jël nañu ko ngir nag jongante yooyu jaar ci yoon ñu teewlu ko ak Mamadou Fall. final yu championnat régional yu deuxième division ak yu coupe de la ligue lañu boole ngir jox basket fet yu neex. juróom benn équipe ñooy jongante gaaw gi ca Marius Ndiaye. dañu commencé woon depuis février championnat yi ñu joué lu mat 188 matchs pour les clubs de D2 donc rafet na quand même effectivement suñu demee ba au terme de ce championnat ñu am benn après-midi boo xam ni ñëpp dañu si mobiliser wu en communion donc moo tax vraiment final jox nañ ko ak xam def nañ si li si war pour que fête bi rafet. boobule fête bàyyiwuñ ca dara mobilisation bi danañ ko amal waaye itam wàllu kaaraange jël nañ ko ba mat sëkk. jëm événement bi ñu jëm
dañ si def li si wax donc def nañ ay réunion au niveau du bureau au niveau des commissions donc commission yëpp ñu ngi si liggéey saisir nañ déjà la police pour ñu gunge ñu si wàllum sécurité bi commission organisation aussi jël nañ matuwaay yëpp communication même chose donc di woo ñëpp nag quand même pour que suba nit ñi ñëw fekki xew bi ñu ànd si communiquer comme ni ñu ko doon defee si terrain quartier yi parce que quand même leen lu am solo aussi lu ñu rafetlu mooy ni que match yëpp dañ ko joué woon si terrain quartier yi. ci saison bii Ligue de Dakar amal na ci championnat aller retour lu tolloog kon ñaar fukk ak juróom-ñetti équipe ci góor ñi fukk ak benn ci jigéen ñi loolee di xayma boo xamante ni téeméer la ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti match yu ñu amal bi la saison loole nag kii di président ligue bi jàpp ni jéego gu am solo la. ma ngoog mu nekkoon reportage bu Mamadou Fall ñu wax ci wàllu tennis nag di tàggat yaram boo xamante ni nii bariwul lu nu koy wax fii ci Sénégal li ko waral dañoo mës di wax nag ne tàggat yaram boobu boo amul xaalis doo ko mën a def loolee nag lañu fi bëgg a dàq mu jóge fi ndax it fii ci Sénégal war nañ koo mën a def te tamit war nañoo xool ñoo xamante ne dañ leen di topp ba keroog ñu ciy def ay résultats Mamadou bi passé saxoo ci leeral. espace bu yam bu ñu dippee court ñaari joueur ñaari raquette ak benn bal bu wert bu ndaw ñu ngi ci diwaanu tennisman yi tàggat yaram bii nag dañoo tàmm di jàpp ne pour yi kase la ndax cherté matériel bu ñu doon utiliser waaye li ni mel lu weesu la. dañ doon participer si Coupe Davis si jigéen ñi ak si góor yi doon participer si tournoi yu mag yi yu xale yi doon participer am na ñoo xam ne ñu doon def ay compétition seen bopp mais fu mu ne nii jamono ñu toll nii amatuñu professionnel. tey jii nag pour sukkali tennis fii ci Sénégal dañuy mettre accent bu baax ci formation bi ngir ñëpp mun koo def. nee naa daal responsabilité collective la léegi nag boo demee ci dëkk yu mel ni dëkku Afrique Australie Afrique du Sud d'abord ñoom li ñu rawee dafa bëri mais dëkk yi nekk Afrique du Nord muy Maroc Algérie Libye Tunisie Égypte dañu rawee lu bëree bëri léegi nag li ñuy def mooy nan la ñu mën a fexe ba gap boobu nga xam ni am na fi ñu fexe ba gëñ ko wàññi. des fois dañuy faral di organiser ay tournois ci Dakar. Le but ce serait de gagner l'ITF à Dakar là. sama mbëbët mooy jël tournoi bi am Dakar tennis nekk na loo xam ni bëriwul ñu koy pratiquer fii ci Sénégal fédération bi dañ leen war a jàppale bu baax. am na lu programme bu ñuy wax tennis à l'école mooy dañuy dem sukkandiku ci xale yi pour seen cours d'éducation physique ñu mën leen a jouer loo ñuy def tennis dañu bëgg a yokk nombre tournois yi tamit parce que loolu am na solo ba mën a fexe suñu joueurs yi non seulement ñu am ay compétition fii ci Sénégal mais ñu mën a participer ci compétition yi nga xam ne moom la ñuy def ci bitim réew. mu ngoog ñu wax ci beneen tàggat yaram boo xamante ne it taxu ko siiw fii ci Sénégal wàllu escrime la escrime tamit ñu gis ni fii nit ñi daal duñ koy faral di def dañu koo xamul wala boog daal dañoo ñemewul bi xeetub tàggat yaram loolu yépp nag ñu bëgg koo dooleel fi mu ne nii ci Sénégal Mboose Seck la ñu ci àndal. njaxlaf ak xalaat bu gaaw bokk nañ ci luñ war a ràññee ci kuy def escrime fii ci place du souvenir club buñ duppee Lion Academy ñu wane seen xarañ ci sport bi nga xam ni sénégalais yépp xamuñu ko. uniforme yi fi ñuy tàmbalee mooy escrime d'abord ñetti arme la fleuret la ak sabre ak épée léegi ñetti arme yooyu noonu bokkuñu ay équipement bokkuñu tamit ay règlement. escrime nag communication bi ci war des na teg ci ñu naan sport ñu am alal la. moo tax bariwul ñu koy def. bu njëkk manque de médiatisation la mooy maanaam nekkul maanaam sport boo xam ne la presse en parle beaucoup la presse sportive surtout nekk lu ñu ci wax tamit bariwul bon ça peut aussi ne pas être leur faute mën naa bañ a nekk si ñoom tamit parce que loolu tam c'est du ressort de la fédération ñoom ñoo war a fexe def la communication au niveau de la presse pour que nit ñi mën kaa teg bët. ba muy tuut tànk ba tey la bëgg sport bi tey mu ngi nii di ko def. waaw daf ma yàggoon intéressé nag parce que sport la boo xam ne nit ñi dañoo bëri woon fii ay préjugés di wax ay sport tubaab la ak du sport africain affaire yooyu noonu xam nga te dama curieux woon tamit ma ne xaaral ma essayé dugg si biir xam lu nekk si escrime et tout mais sport bu neex la dëgg la. bëgg naa dem championnat mais xam nga ak jàngu université bi dafay xaw a compliqué nga bëgg a boole entraînement yu bëri yi compétition yi di laaj ak jàng bi. escrime bokk na ci sport olympique yi ca ba mu dooree 1896 ci Athènes
ñaar fukki at ngi nii escrime nekk Sénégal góor ak jigéen di ko def taxul ba tey mu siiw fi. basketball ci tënk laata ñuy tàggatoo sunu gaynde yi Sénégal nag daal dinañu rek kon gagné seen jongante bu njëkk fële ca Lagos ca Nigéria loole nag bokk ci éliminatoire coupe du monde ci wàllu basket ci atum 2018 ñi ngi dóor nag Rwanda am nañu juróom-ñeent fukki poñ ak ñeenti Rwanda am juróom-ñett fukki poñ ak juróom-ñeent mbokk yi fii la ñuy tàggatu yéen ci xibaaru marax yi jaajëfal leen bu baax a baax ci kanam tuuti 20h Fatimata Ba dina fi teew ngir jukkil leen xibaar yi ci nasaraan